nom de l'alpha et l'oméga, Allah subhanahu wa ta'ala. Béni soit-il, lui qui tient entre ses mains la royauté. Tabaraka allazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Chère population de Keur Moussa, votre commune, notre commune est attaquée et agressée de tous bords. Elle est laissée en rade par qui vous savez bien sûr. On lui a sucé son sang, on lui a coupé ses mamelles. Il se tord de douleur ou elle se tord de douleur. Il urge pour chacun d'entre nous de lui venir en aide et de jouer le rôle du bon samaritain. Si nous ne voulons pas être cloués au pilori, bien sûr, et jugés par le tribunal de la postérité, il est de notre devoir donc de venir en aide à notre commune. Sinon, nous serons accusés de non-assistance de communes en danger. En tout cas, le Dream Team de Yewwi Askan Wi se porte volontaire pour mener le combat de sauvetage avec leur chiffre 7, constituant les axes prioritaires pour éviter le chaos à Keur Moussa. N'est-ce pas que le chiffre 7 représente la maîtrise de l'esprit sur la matière et la spiritualité sur le matériel? N'est-ce pas que le chiffre 7 est le chiffre porte-bonheur par excellence? Porte-bonheur, oui, car nous refusons de céder au fatalisme, au découragement. Nothing is impossible. Impossible is nothing. Une autre Keur Moussa est bien possible. Et Yewwi Askan Wi s'engage à le faire. Mbokk yi, Keur Moussa mu ngi ci guddi bu bët setagul. Keur Moussa mu ngi dund ay coono yu metti. Demoon Ngomeen ñu wan la seen marché bi sa xol jeex. ñu wax la ne Dangote mu ngi leen di tilimalal seen kër yi di feebarloo nit ñi sa xol gën a tey jeex. nga foog ne fa la coow li yem nga xuus dem ba suun dem ba tuuli dem ba kàccalik dem ba landu ñu ne la yoon yi baaxul ñu ne la xale yi dañuy dox ay kilomètres pour jàngi ñu ne la ndox doom bu góor la fa. nga yaakaar ne fa la yem nga dem Kër Seega ñu ne la courant bi matewul ndox mi matewul. nga ñëw Keur Moussa nag nga jàpp ne fa la wullee ñaay ndax marché ba kenn xamul lu muy nuru ñu ne la déet ne waaye ñu ne la boo demee Njóobeen taay courant bi am na fu mu àggul nit ñi ci suuf la ñuy dugg. nga dem Daaru Salaam ñu ne la ndox mi de bu dul woon diw ak diw ak diw duñu rot ndax bas jong moo ñuy may ndox. waaye nga foog ne kon fa la yem nga dem au centre boo demee Mbul xale yi ne la dañuy dox ay kilomètres pour mën a jàngi ñu la suñu case de santé yi day fa tëju. mais pendant ce temps yaa ngi gis ne koom-koom baa ngi fi yaa ngi gis ne dafa féete boor. Bob Marley di wax ne in the abundance of water the fool is thirsty. dafa yenuwul maanaa nag fi ndox mi di balle nga dëkk fa ba noppi mar di la bëgg a rey. dama ne nag kon yaramu màgget la bu dee yaramu màgget nag kenn ku nekk nag da nga ci war a jóg xar ci sa tànku tubéy. moo tax ñun waa Yewwi Askan Wi ñu ne ñun suñu devoir la suñu responsabilité la kenn ku nekk fàtte boppam kenn ku nekk fàtte fa nga dëkk kenn ku nekk fàtte sa waaso kenn ku nekk fàtte yaay kan pour que ñu ñëw sauver commune bi. sauver ko ndax kan ndax xale yu ndaw yi juddu te war a màgg. sauver ko ndax kan sauver ko ndax suñu yaay yi nga xam ne ñoom guddi amuñu bëccëg fajar la ñuy jóg ñibbi si xaaju guddi ndax keroog maa ngi dem ba Ndemeen ndaw cinéma 3 heures du matin laay jóg pour dem jaayi jam ñaajo ci yoon wu baaxul. donc ñun ñëpp am nañu droit am nañu responsabilité pour jóg looloo waral nag ñu jóg. Yewwi Askan Wi ne nuñ koy defee ci yar ci teggin waaye ci xam-xam. triptyque boobu mooy li tungoom action Yewwi Askan Wi ñu ma am chance ñu jiital ma jiital boo xam ne nag samay fukki morom mënoon nañu li ma mën mais nag yàlla ci mbaaxam boo walee mburu rek tudd dëkk te mbir mu nekk dafa am ku yàlla jagleel ne yaa koy war a def nga bañ ko nag def maanaam pal mais nga def koy yen ndax ñi nekk sama gannaaw ñoo ma ëppale lépp gën koo mën ko man waaye nag man la yàlla nattoo sacerdoce boobu. donc man ne ñun waa Yewwi Askan Wi bi loolu amee ñu ne duñu toog seetaan ndax képp ku ko fekkee jéemuloo ci ëllëg tribunalu postérité dina la àtte su ne ana ñoom diw bi jamono boobu loolu amee. ñi fi nekk nag jéem nañu ñun nag duñu dugg ci nihilisme parce que ñun évolution moo ñu gën a révolution
évolution mooy la ñu jot a tabax nañ ko fa fekk dem waaye nag xam nañu ne tabax bi suufe na lool waaye nag suñu responsabilité la ñu yóbbu ko ci yow. ñun waa Yewwi Askan Wi nag ñu wax ne dañu am benn objectif mooy ci bu ñu yàlla mayee ñu falu dafa am ci juróomi at yi dinañu jéem a xeex ba Kër Moussa bokk ci 10 communes yi gën a développé ci Sénégal. mais loolu bu dañ koy defee dafa am devise bu ñu koy permettre ñu def ko mooy servir Kër Moussa et non pas se servir de Kër Moussa jariñ Kër Moussa bañ a jariñoo Kër Moussa jariñoo Kër Moussa bu ñu ko naree def bañ a jariñ Kër Moussa ñun ñii waa Yewwi Askan Wi kon yàlla bu ñu falu ndax falu li muy neex yëpp falu yin moo ko gën am li muy neex yëpp amin moo ko gën donc lépp la nga xam ne ñu ngi ko ciy jéem li ma wax sànq dañu bëgg a nekk le bon samaritain le bon samaritain nee na bul laaj sa bopp lii su ma ko defee lan moo ma ciy fekk waaye neel diw mi su ma ko dimbaliwul lan moo koy ci fekk ban loraange la ko ciy fekk donc Kër Moussa first dañu bëgg Kër Moussa first dañu bëgg Kër Moussa jiitu mais loolu naka lañ koy defee ñu jël chiffre juróom-ñaari axe prioritaire la ñu définir ci Yewwi Askan Wi juróom-ñaar yooyu ñëpp xam nañu ne le chiffre juróom-ñaar ci islam sax xam nga ne juróom-ñaar le chiffre bu mystique la ci christianité ñi nga xam ne mooy waa jàngu bi nee nañu mooy chiffre bonne chance boo bëggee am wërsëg suñu première stratégie bi nga xam ne moom la ñuy teg ci axe yi ci juróom-ñaar yooyu mooy gouvernance locale et partenariat et participative gouvernance locale et participative mooy lan maire bi su faloo ci Yewwi Askan Wi li muy njëkk a def mooy dina wax askan wi amam nu mu toll pour bañ ëllëg ak sibir ñu jox la alalu askan wi nga ëppale askan wi ci li nga xam ne dina ko dénk ndax nag dénkaane du moomeel yóbbante du alal buñ ci paree loolu dañuy mettre benn cadre de concertation gis nga fii commune Kër Moussa maam yaa xam jaasi barki dem maa ngi wax ak moom téléphone mag ñi mel noonu nga xam ne seen xam-xam ak ñi mel ni moom dañ ko war a capitaliser ñu jël leen wut benn cadre boo xam ne consultatif lay doon ñu leen di laaj seen xalaat ci doxalinu gox bi waaye ñu bañ leen a mbubboo rek bu ñu paree ci loolu nag dëkk bu ne ñu taxawal fa benn comité villageois de développement comité villageois de développement yooyu tamit ñu amat ay comité intervillageois de développement mooy lan mooy askan wi ñi gën a jege ñooy gën a xam feebaru askan wi ñoo koy gën a mën a toppatoo ñoo koy gën a mën a xeex ñooñu ñooy nekk gouvernance locale bi nga xam ne day chef de village bi moo leen di jiite mais lépp lu jëm ci développement lépp lu jëm ci santé lépp lu jëm ci éducation ñoom dinañ ko mën a saytu xam ne ñoom ñooy nekk bras technique wala premier collaborateur yi nga xam ne ñooy dimbali waa mairie bi mais bu ko defee nag yow bu ñu falee ba pare dañuy dem ci nit ñi parce que dañuy dem bërëb ñu lay wax ne ñu de ba ñu falee diw ba léegi ñaata at gisuñu ko fi dañu ne nit ñi comme li nga xam ne la ñëpp bokk lañ ñu dénk dañuy ñëw jël ko carburant ba ñuy si wateel ñu dugal ko ci oto yi di ko demee ci dëkk ba di saytuwaat dëkk bi seet la ñu fa santaane woon liggéey natif lañ ko la déet mais duñu yem ci loolu comme que nag village yi dañuy kuréelu dinañu fexe ñetti weer yu nekk ñu dajeek waa village boobu ñu wax ñu seen problème ñu wax ñu mairie ba la mu fa def ak la mu fa deful pour que ëllëg ak si biir kenn dootul taxaw ne nangam ba muy am yëg naa ko wala nangam bi yëguma ko donc loolu mooy axe yi nga xam ne mooy gouvernance locale bi et participative waaye nag du ñu yem ci foofu dañuy def benn gouvernance inclusive avec une gestion axée sur les résultats muy gaar parce que mbir tamit góor gi day wax ne nee na mbir lu mu am solo natiija ba la ñuy seet yëngu lu mu rëy résultat ba la ñuy seet waaye topp fii di def lu ne def naa mais kenn du gis loo def kooku dafay mel ni da ngay jaawale li Denzel Washington doon wax ne you confuse movement with progress yëngu ak yitte bokkul waaye du ñu yem ci loolu la reddition des comptes gis nga càmbar bi ñu wax ne yàlla dinañu ko càmbar dinañu ko auditer bitim réew ba kenn ku nekk loo def ci lu toll ni atome ci lu baax wala lu bon ñu laaj la ko fii la war a commencer parce que nit ki bu ñu la joxee li ñëpp a bokk sa devoir la sa responsabilité la nga wax nit ñi ne li ngeen ma dénkoon lii laa ci def lii laa ci deful donc da ngay rendre compte ku ñu ci jox commission itam dañu lay topp di la laaj la nga war a def ak la nga waroon def bés bu ñu la gisee nga yor lu ëpp la nga waroon a yor ñu laaj la foo ko jëlee bu ko defee tamit ñëpp ciy bokk dugg fu waay nekk mooy OCB ñëppay nekk dugg ba pare nag mairie bi bés bu dajee lépp lu ñu jël ci ay décision dañ koy publier léegi xam naa ne waratul a jafe ndax léegi boo seetloo avec les réseaux sociaux mën nañu def PV yi nga xam ne moom la ñuy def bu ñu ko tafee ba pare réseaux sociaux yi mën nañ ko ci multiplier kenn ku nekk xam li ñuy def ndax mbir mi dafa war a am transparence warut a nekk ñaari nit ñett ñoo koy xam ñooy buur di bu mi loolu dañoo bëgg mu jeex fi bu ñu paree ci loolu ñu dem ci axe stratégique numéro 2 mooy l'accès aux services sociaux de base mooy njàng mi jàmbur njàng mi ñun li ñu ko tuddee mooy
jàngaan jariñe jariñu njàngaan jariñe jariñu mooy képp ku nga xam ne da nga nekk ci école yi dañ la war a jàppale rawatina nag ñi nga xam ne ñoo yor daara yeeg école arabe yi dañoo bëgg ñoo ñu yëg seen bopp ci mbir mi xam ne tamit lu mu metti metti lii fi baax nag lii fi baax li ci contribuer dafa bari muy alxuraan bi muy ñu nekk waa jàngu bi mais duñu yem ci loolu dañuy fexe ba enseignement religieux ñu seet naka lañ koy jàppale xale yi xam seen diine ndax lii këfaate jamono ji léegi dafa bari ñu école privée yi itam sañu am seen wàll ci mbir mi dañ leen a war a jàppale am lu parce que nag entrepreneuriat la ay xale la ñuy doon wala ay mag ñoo xam ne dañoo dem ba xalaat ne gox bi war na am changement taxin bu bees ñoom ñu jël seen xam-xam jëm seen doole def ko fi pour participer. mais beneen bi mooy élèves yi nga xam ne dañoo dëkk fu sori laata ñu leen di wutal ay CM wala lycée yu leen jege ñu wutal leen ay car yoo nga xam ne dañ leen ci dugal mu leen di yóbbu di leen delloo si ñaari mbiree am mairie bi am doole fay lépp wala amul doole mu subventionné ko ba nga xam ne kenn du ko yëg ci waajur yi élèves yi seen yàqum njàng mi wàññeeku parce que nag bu ma xoolee exemple bi ma gën a jege damay toog sama kër gis xale yu jóge Mbul di dox ci naaj bu tàng bi bu ñu waree dem lycée ñëwaat mais kooku xale bu ko def ñetti at lu mu yeewu am na lu muy demee découragement lay dugg ci boppam donc mairie bi au lieu que ñu jël ay xaalis di ko mbumbaaye di ko noose di ko jox Masamba ak Mademba dañ koy jël delloo ko askan wi parce que mandat bi incha allah bu ko waa Yewwi Askan Wi gagné dañ koy delloo askan wi parce que ñoom ñoo ko moom mais du ñu yem ci loolu dinañu organiser xale yi benn clé lañ koy tuddee muy concours local d'excellence boo xam ne at bu jot dinañu seet élèves yi gën a ràññeeku ñu defal leen concours primer leen pour leen pousser leen pour que Kër Moussa fii fukki at mu am ay cadres yi nga xam ne ci lii lay jógee mën na tamit dimbali leen pour que ñoom ñu mën a bokk ci concours général bi Kër Moussa di ci gagné ay prix nuñ koy defee ci école français bi noonu lañ ko bëgg a defee ci école arabe bi pour ñu leen di organiser ay concours ci ay tajwid ay concours ci ay naxu dafa ay concours ci ay siira bu ko defee élèves arabes yi bu seen njàng dinañ xam ne lii la ñu war a def bu ko defee da leen di motiver ñoom ñu mën a dem ci kanam élèves yi gën a baax nag ñu teel leen jël dès le bas âge accompagner leen wutal leen pour des séries scientifiques yi la ñu day wut benn système ba nga xam ne dañ leen defal ay cours de renforcement ciblé pour que élèves yooyu ñu jëm leen def crème bi nga xam ne moom mooy tungam ëllëgu Kër Moussa les écoles préscolaires élémentaires tamit ñu jox leen ay équipement dootuñu leen rek jox ay ñaari kaye ñetti kaye dañuy seetlu yelloog lu nga xam ne tolloo na ak seen jëmuwaay ak li ñu war a réaliser ci gox bi ñu jox leen ko donc les langues nationales ASPAD ku dégg langue Paloor dégg nga ko la 21e langue codifiée ci kàttanu yàlla ci sama loxo bii la jaare ndax maa nekkoon président bi maa wut partenaires yi am nag ay ñu ma ko bokkandool mais langue yooyu ba léegi ñu ngi def ay cours ci village yi mais yooyu ak langue yooyu ak joola ak pulaar ak soninki ak wolof yëpp war nañu mën di ko am fii di def ay alphabétisation pour ñi nga xam ne ñoom mooy seen langue cosaan te bëgguñu seen doom yi fàtte ko donc loolu farata lay doon bu ko defee nag xam-xam yu xarala yi informatique ak yooyu war nañu fexe nag ba école yi am ko xale yi dès le départ parce que léegi da ngay gis xale yi ku ci am bac yenn saa yi UVS lañ lay yóbbu mais bu ñu la yóbboo UVS fekk na yow mosoo woon tee ordinateur da ngay échoué te njàng mi fa la jëm njàng mi ci digital la jëm donc war nañ ci teel a tàggat xale yi ñu jéem leen a jàppale promouvoir la lecture avec la création de centres de lecture ba pare nag li nga xam ne moom la ñuy dimbali étudiants yi ak li nga xam ne moom la ñuy dimbali parents d'élèves yi bu ñuy def ay examen ñu yokk ko wutal xale yi ay logement université xam ne élève bu jógee fii dëkko ak sa waajur Dakar boo demee doo am yenn coono yi bu ko defee nag fi ñuy daanee la ci côté boobu mooy fexe ba nag yokkul CM yi waxtaane ko ak population seet fi ko gën a yàllu ñu jox leen créer ay lycée lu mu dee dañu amaat beneen lycée bu bokkul ak lycée Kër Moussa pour que ñëpp mën cee jariñu bu ñu jógee ci njàng mi dañuy dem ci wér-gu-yaram la santé ñu ne fajoo fépp saa su la neexee ak waxtu bu ne parce que tey dañuy gis ne nit ñu bëri dañu bëgg a faju mais yenn saa yi dañuy am problème ndax village ñu dëkk dafay sori amul ambulance bu leen di jëli tëli ba baaxul wala dispensaire ba fa nekk amul garab ñu ne nag loolu dañ ko war a jeexal mooy danañu fexe but ay partenaires yoo xam ne dañuy tabaxal yeneen dispensaire yoo xam ne day am niveau bu baax waaye nag dañuy recruter personnel bu qualifié waaye nag li ciy gën a neex mooy bu ñu leen di recruter dañuy jëkk seet ndax amu ko fii ci dëkk bi ba pare bu ñu amee suñu doomu gox ñoo xam ne am nañu xam-xam au lieu que ñuy wuti coono di sonn ak dafa koy ñëw def yooyu ñu jël leen jox leen ñu gérer poste de santé yi ak case de santé yi zone bu nekk ñu fexe ba moom ambulance parce que dafa yenuwul maanaam ñu toog fii ba 21e siècle ñu ne zone sud benn ambulance zone centre benn ambulance te zone sud sax seen ambulance ba mu paanee doomu gox ba ñoom ñoo xeex ba ñu defaraat ko loolu dama jàpp ne lu ñaaw la parce que bu ma nekkee ci commune boo xam ne maa ngi gis ay conseils yuy dawal oto yu cher du benn du ñaar du ñett te ñu ne ambulance amu fa loolu dama ne loolu lu xaw a doy waar la mooy mbir mi féete na boor donc
ñu jóge foofu case de santé yi nga xam ne dafa am population wu 2500 personnes jëm kaw ñu def ko ay poste de santé yi donc dafa war a yokku bu ko defee nag mutuelle de santé yi bi nga xam ne moo fi nekk ak CMU bi ñu seet naka lañ ko redynamiser di leen jox subvention di leen jàppale ndax ñoom waruñu yem rek sax ci population yi mais ci école yi sax war nañu fa mën a dem ñu enrôler ay élèves yóbbu leen ci CMU bi xam ne élève bu feebaree sa papa du fay lu bari nga sa mutuelle de santé bi mën laa jàppale. donc matron yi ak bàjjenu gox yi tamit ñu seet système bu ñu leen di motiver ak nu ñu leen di ñoŋale seen xam-xam gën leen a jàppale pour que seen ëllëg ak seen motivation yokku mu dellu soit ci ñuy faj population bi paj gu jaar yoon. donc loolu moo jëm ci wàllu boobu ndox mi ak courant bi nag dañoo bëgg dëkk bi leer nañ ndox mi ñëpp am ci wàll bu ko defee nag ñëpp ñi nga xam ne nekk nañ ci réseau wetu SONES bi dootu ñu leen bàyyi ak ñenn ñi ñu leen di exploiter dañ leen di branché ci réseau SONES bi ñuy am ndox saa su nekk comme ni ko ñëpp waree am parce que du yoon ñu am ay forage yu nekk fii si wet gi ay nit di toog ay weer duñu am ndox wala ñu branché leen ci ñi nga xam ne ay ndoxu zone rurale bi la ñuy joxe loolu jàpp nañu ne dafa war a jeex courant bi itam waratuñoo bàyyi ba élection des ñaari fan ñetti fan ñu naan poto yi ñëw na ak nangam mairie bi doon telle que courant bi bokkul ci 9 domaines de compétence yi mook ndox mi mais mairie bi ci partenariat bi muy am ak le privé ak public bi war na mën a def plaidoyer au niveau des autorités pour que ñoom it programme bu génn ci fële ci kaw ñun ñu war cee jot ndax ñun ñooy première commune après Dakar balaa ngaa àgg Thiès. donc bu loolu jeexee nag ñëw ci troisième domaine bi mooy domaine environnement ak gestion des ressources urbaines et l'habitat suuf si moom ku wax Kër Moussa nga ne suuf coow li nee na xus parce que dañoo dem ba dafa mel ni sax suñu mairie bi am na ñoo ñuy tooñ sax di wax ne moom nu mu tuddati sax place wu fooy ñuy defaree këyitu suuf yi la donc agence immobilière ndax lan ku xëy suba mbiru suuf ngay lijjanti mais suuf si liggéey la am nañu ko def métier mën nañ ko liggéey waaye dañ ko war a organiser te nag nit ñi ñu bàyyi nag seen suuf li ñu leen bàyyi ak seen suuf mooy wutal leen ay kayit yu baax système d'exploitation bi nga xam ne moo am ñu fekk la ak sa suuf ne la boo ko jaayulee da nga koy ñàkk uniquement parce que dañ koy wax pour ñu mën a séddoo ak yow sa suuf loolu dañ koy revoir parce que nit ñi dañ leen a wutal ay nit ñu leen di xelal ñuy ay avocat muy ay nit ñu xam mbiru suuf te lépp loo ci def bu wut loo ci amee wutal ñoom liñ ci am le bon samaritain bi dal di ñëwaat nit ñi bu leen exploité mais dimbali leen donc dañu war a créer benn système inclusif ak ñaari niveau d'administration au niveau des villages déjà mbiru suuf si fa lañ koy lijjante balaa moo dem ci kaw xam nañ ne nag suuf si comme mbiru xaalis la ñu bëri bu ñu dee jaay wala ñuy def du ñu bëgg seen mbokk yëkku mais dañ leen di mettre en confiance ba ñu xam ne suuf si ñuy liggéeyee nii seen alalu doom la te war nañu bés bu ñu demee ba di ko am nañu koy defit seen doom gis ci seen bopp ëllëg ak si biir donc seen suuf dinañ leen ko jàppale seen kër yi ñu wutal leen ay kayit yoo xam ne duñ leen di dawloo parce que fii boo ne da nga wut délibération coono bi ngay daj mais boo ne damay daggate tool rek suba ñu rek leen la ko loolu c'est un problème te loolu am na loo xam ne daf ci lëndëm tuuti donc ñu élaborer un plan général d'occupation des sols avec l'appui du cadastre parce que tamit suuf si tamit il faut que ñu organiser ko ñu aménager ko mais loolu duñu ko def ci pertement population yi lépp luñ ciy def population bi la même bu état indee projet boo xam ne dafa war a ñëw dal ci fii nii bu boobaa ñu dañuy féete population bi jàppale leen xeexle leen ba suñu doole matewul loolu ñun xam nga ne Yewwi Askan Wi ci kaw boo ne Ousmane Sonko ne Serigne Moustapha Sy ne Mansour Sy Djamil nga ne Aïda Mbodj yow nga ne Khalifa Sall ñooñu combat boo mën a porter au niveau local mën nañ la ko xeexle donc loolu mooy la nga xam ne moom la ñu war a def ci loolu bu ñëwee ci aalam bi nag ñu ne sellal suñu aalam fii dëkk gox bi foo dem ay mbalit maa ngi ne xuus nit ñi amuñu fu ñu tuur mbalit dañuy balee ci kër gi toxal ko fële mais au moins ñu war nañu mën a créer ay dépotoir d'ordures lu mu dee ñu wut ñeenti côté yoo xam ne mbalit mi ci gox bi fa lañ koy tuur wut ay incinérateurs yoo xam ne lépp lu ñu am ci mbalit dañ ko mën a taal te du encombré gox bi feebar yi wàññeeku yooyu wàññeeku mais du yem ci loolu parce que dinañu tamit fexe ba képp ka nga xam ne yow yaa ngi sànni plastique ñu am système bu ñuy defaree ba plastique bi bañ a lor askan wi donc ASC yi mën nañ ñoo dimbali ci loolu école français mën nañ coo dimbali cosaan beeg aada ak cosaan dinañu ko organiser wut fi benn rajo communautaire benn mais fexe tamit ba ñuy organiser benn festival annuel ba nga xam ne aada yi fi nekk ak cosaan yi fi nekk muy joolaa bi muy séeréer bi muy njaago bi muy mankaañ bi ñoom ñëpp ñu ngi fi dëkk ak pël bi ñu fexe suñu culture ñu koy jaay dinañu permettre ñu def benn marketing territorial boo xam ne Kër Moussa ak aéroport beeg yenn infrastructure yi dinañu mën a fexe nit ñi di jublu Kër Moussa ñuy wane suñu cosaan ak suñu aada
donc école yi tamit ñu fexe ba xale yi teel a xam ay Scrabble teel a jàng wut xam-xam yu xarala yi nga xam ne moo ci nekk. donc sport ak jeunesse mais il faut que tamit Kër Moussa nit ñi def yeneen façon sport waruñoo rek toog rek ni ñu ne football il faut que ñu def benn sport làmb ji ñu développé ko centre école terrain yi ñu yokk ko xale yi xam foo xam ne fa la ñuy mën a tàggati seen yaram. bu ñëwee ci axe 5 bi muy planification aménagement du territoire waaw li ñuy njëkk a def mooy bu ñu toogee dañuy wut benn plan local de développement PLD mu bañ a nekk pilotage à vue dafa yëngal déedéet dañuy xam fu ñu jëm fu ñu jógee ak fu ñu jëm bu ñu defee plan boobu ba pare woo partenaires yi wax leen ne lii ak lii la ñu am ñu seet ñoom fan lañ ci mën a contribuer li nga xam ne des nañu ñu dem wuti ko bitim réew avec la coopération décentralisée. donc bu ko defee ñu élaborer des plans d'opérationnalisation des collectivités territoriales muy POCT yooyu dañ koy defar après élaborer des projets d'aménagement et de développement territorial en conformité avec les plans nationaux parce que comme Sénégal la ñu dëkk du ñu ñëw di def ay mbir ya nga xam ne dafay nekk en déphasage li état bi tëgg ñun ci la ñuy sukkandiku pour def li ñuy def. donc bu ñu paree nag ñu doog a ñëw ci yoon yi parce que piste yi il faut que ñu dégager ko carrières yi fi nekk population yi. war na nit ku nekk saa soo bëggee jóg nga dem fa nga jëm nga mën faa dem te doo sonn dootul taw nag ñu ne bu ma bëggee dem xinin kalandoo bu ma woo du ñëw mbul bu ma fa bëggee dem du ma mën a am fu ma dem zone nord du ma am kalandoo bu ma yóbbu yooyu il faut que ñu defar yoon yi ba pare nit ñi mën ci dem mais day ànd ak sànq wax naa ko éclairage parce que lampadaire yi nga xam ne moo ne xus ci Sénégal bu ñu toggee commune bu tel ni Kër Moussa amoo ci benn loolu ba léegi ñun mënuñoo xam lan la. donc 6e axe bi nag mooy l'économie locale et l'entrepreneuriat donc dañuy mettre en place une structure communale de développement chargée d'accompagner les jeunes les femmes dans le processus d'élaboration de projet dañu fi teg benn kuréel boo xam ne ndaw ñeeg jigéen ñi dañ leen di accompagner ku wax sama tante Khady Ndiaye Ciss nga xam ne burum développement ci jigéen ñi GPF yi kenn mënu ko ci expérience boobu nag waruñu ko bàyyi muy nax saay dama ne tey même bu nekkuloon conseillère sax dañ ko war a jëli mu nekk personne ressource rawatina nag bi nga xam ne mu ngi nekk ci ñun suñu liste donc ñooñu ay nit la ñoo xam dañ leen di jël ñu accompagner femmes yi pour que ñoom ñu gis seen bopp ci mbir mi donc wut ay centre de formation fexe ba financement yi moom bi waxoon na ma ko dugal na ci DER bi ay financement yooyu mën nañ ko multiplier parce que buntu yaa ngi fi ñi fi nekk dañoo xamul buntu yu baax yi pour fëgg ko rek mais bu ñu ko xamoon mbir mi dal di ñëw donc bu ñu jógee foofu marché yi ñu defar ko wax dëgg yàlla kilomètre 50 Kër Moussa Ngomeen zone sud foo dem ñu la marché boo demee site de recasement ba ñu ne loolu marché bi loolu vraiment sa yaram day daw donc marché lu ko il faut ñu defar ko jéem fut ay centres commerciaux fii ak mandat bi di jeex ba pare nag wut ay luuma parce que gox bi mën na am ay luuma boo demee zone nord war nañu mën a dajale nit ñi par semaine nit ñi di fa daje di jaay ba pare nag def ay foires yoo xam ne produits locaux yi nga xam ne moom la ñuy transformer ñu ko ciy jaay ba pare nag ñu exploiter le potentiel fiscal xaalis bi nga xam ne moo war na commune war a dugal war nañu mën a saytu ba nga xam ne ku war a dugal taxe ñu xam kan la ñaata nga war a dugal ak naka lañ ci mën a jotee bu loolu jeexee nag ñu ñëw ci partenariat ak coopération décentralisée dañu war a renforcer les coopérations ak les communes voisines parce que am na loo xam ne mën nañu wax intercommunalité Kër Moussa war na mën a jàppalante ak yeneen communes comme ay Pout ay Diender bu ñu paree ci loolu ñu wut ONG yoo xam ne nationaux yi ak internationaux yi ñu seet naka la ñuy liggéey ak ñoom ñu contractualiser ak l'état sénégalais dans le cadre des programmes yi nga xam ne moo nekk en place mooy programme d'appui aux collectivités territoriales comme ay PACASEN ay Promoville ak ay PUDC mais ba pare nag ñu engagé wu dans le partenariat public privé par la construction d'infrastructures communales comme ay marchés ay centres commerciaux et cetera parce que loolu mën nañu am ay partenaires yoo xam ne ñooñu ciy dimbali ba pare nag ñu capter les fonds d'investissement des institutions spécialisées dans l'accompagnement des communes donc loolu yëpp bu ñu ko defee ñu boole ci ñëpp mag ndaw góor jigéen handicapé ak ñëpp kenn ku ne gis ci sa bopp parce que Kër Moussa loolu mën na nekk te dama la wax ne du ay waxi kese parce que ñun dañoo tàmm li Didier Awa di doon wax ne nous vivons tellement le mal qu'à la limite il est banal te am na loo xam ne boo ko waxee ne waaye day rêve rek mais du ay rêve parce que Paul Kagame fa mu jëlee pour Rwanda après génocide waa Hiroshima ak Nagasaki ba ñu Japon bi ñu leen bombardé nañu def ba ñu mën a relever wu les dragons asiatiques ni ñuy def ba développer seen réew yi alors que ñoo Sénégal ñoo tolloon niveau de avancement dama jàpp ne loolu ñun mën nañu ko ndax yàlla nag bañewuñu noonu donc loolu mbokk yi moom mooy li nga xam ne moom lañ leen di laaj ñu ne leen nag Yewwi Askan Wi la xalaat yi yëpp nag du benn nit Ibrahima Ciss la ak mbokkam yi ak ñoo xam ne ñu baax ñoo fi ne seen xam-xam màcc ci domaine yëpp ñu bëgg nag bu jour ba le 23 liste kii baa ngi nii spécimen baa ngi nii ngeen jël ko lem ko ba mu jekk ngeen dugal ko ci seen enveloppe dem dugal ci urne ba yeneen yi ngeen di jël nag ngeen bañ koo dugal ci enveloppe bi ngeen sànni ko ci poubelle ba ca suuf bii ngeen dugal ko ci biir bu ko defee
ah suñu kilifa yu baax yi fi nekk xam ne yor nañu réew mi 20 ans ñu dimbali leen ñu dem noppala ko ji ñu def ko ci yar ak teggin ñu dal di koy dugal ci urne bi woteel leen bu ñu paree ñu def ko ci jàmm ak salaam ku nekk dem toog xaar résultat te ñu xam ne yàlla noppi na mooy fal mooy folli ku ko neex soxlawul wax ju ñaaw soxlawul gaaruwaale soxlawul sànniwante xeer ku leen tooñ bal leen ko ku leen saaga bal leen ko ndax fii Sénégal politique góor gi nee na gan la fi fekk na fi mbokk fekk na fi xamante fekk na fi xaritoo dadi rek nag bu dëgg jotee nag boo bëggee wax leneen rek ñu mere la mais dañoo jàpp ne nag gestion wu 20 ans ku ko toog nag ay la yéwén war nga mën ne nag xale yi ñëw leen ñu jàppale tilkal ayaamu lu daawiluhaa bayna naas la alxuraan wax ñu ngi leen di jéggalu ci kàddu yi lu ci dëng rek ngeen xam ne seen mbokk mu doon jéem a defar ci jaamu yàlla la ko boole sacerdoce la. Nous vous disons tous que le changement est bien possible et nous comptons sur vous pour une Kër Moussa meilleure avec le Yewwi Askan Wi allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim jërë ngeen jëf.